ziaratan mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey aussi dañ déplacé wu ñëw bu fii ci yëmbal ñëw seet si un mouvement wala ma ne un nouveau mouvement le mouvement MCAP ñoom lañ ñëw seet si tey ñëw seet si un membre actif du mouvement en l'occurrence Matar Mbaye nekk un gars boo xam ne dafa yàgg xeexal yëmbal ku ko xam man personnellement li may wax ni du luñ ma dee du luñ ma nettali dama ko fekkee nekk un gars boo xam ne dafa actif nekkoon na fi promoteur daan tëgg ay làmb di ko tëggal ay mbër yi di bëre di wane seen bopp mbër yi ngay dégg tey ci làmb ji arène bi ñu toj am na ci ñoo xam ne Matar Mbaye tëggal na leen ay combat sama kanam ma fekkee nekk aussi le président de l'écurie yëmbal mbooloo bu ñu ne yëmbal mbooloo mooy mbëru yëmbal yi fa ñu booloo bokk nekk benn écurie Matar Mbaye moom mooy seen président Matar Mbaye nag moom mooy membre actif du mouvement MCAP nekk un politicien di soutenir candidat wam bokk na ci li waral tey ñu déplacé wu ñëw fas yéene séq ak moom waxtaan parce que li mu denc ci politique il faudra ñu waxtaane ko gars yi comprendre xam position am xam aussi kan lay soutenir parce que dafa am koo xam ne moom la jiital di ko soutenir bëgg a jot ci mairie bi wala bëgg a jot ci leneen loolu lépp bu ñu séqee waxtaan tey dina leer jàpp leen daal ni Matar Mbaye président de l'écurie yëmbal mbooloo mooy sama invité tey Matar maa lay ziar. maa ngi delloo ziar. naka yitte yi. ñu ngi sant yàlla bu baax. gëj nañ gisee. yàgg na way gëj nañ gisee trop. lu waral lu ñaaw. ah non dara ñaawul. yoo xam ne dañ daan gisee chaque semaine chaque un mois dañ daan gisee mais bu ñu toogee ay yées gisee wuñu. waaw non activités yi la rek xam nga ak xat-xati jamono yeeg yooyu rek. activités yi comme toujours. waaw comme toujours rek. des gens gars actifs. oui boobu ay jéego depuis toujours. yàgg na boobu ba léegi ñu ngi ci bàyyiwul benn yoon. déedéet. Matar dama lay tooñ des fois dama naan Matar dafa bëri ay casquettes. Matar nekk na promoteur. Matar nekk na président écurie tey ma dégg Matar ci politique. dëgg la waaw mën nga si yokk sax ne Matar di nekk si art bi aussi tamit di def théâtre di def yeneen ak yeneen nekk si ASC yi nekk si lépp. ASC yi aussi yaa ngi ci. oui parce que man maa nekkoon président kii ASC Jàmbaar. ASC Jàmbaar yaa nekkoon président. maa nekkoon président bi. kon xam nga yow da nga maa nëbb sa bopp parce que man pour man xam naa la. waaw non dëgg la mais xam nga noonu la parce que ñun aussi tamit dañ di doomu yëmbal et puis yëmbal ñor nu et puis ñun nag acteur culturel di yëngu si lu bari loolu moo waral lu si nekk rek bu nu si nit ñi soxlaa rek ñu dem fekk leen ci. la wooree nga ñëw apporter sa touche. jeex na loolu la. da nga yoroon aussi troupe wala troupe théâtrale nga yoroon. waaw yoroon naa troupe théâtrale bu ñuy wax Pastef boobu bon ñu bari ñu yëngu si wàllu culture fii xam nañ ko bari na ay artistes yu si génn bon bari na si ñoo xam ne yàlla may na leen ba nu léegi si la ñu yor seen bopp si la ñu yor seen njaboot. toll ci beneen niveau. beneen niveau. Pastef lañ jaar. jeex na loolu yëpp am na kon du tee aussi tamit ñu ngi kon ne sunu wàll si wàllu art. nga nekkoon fii un promoteur. ndeysaan mbapat amatul. yéen a daan tëgg mbapat. sa classe gi yéen a daan tëgg mbapat parce que yow terrain central fi nga nekkoon. fii laa nekkoon si terrain bi man maa yoroon lépp lu jëm si wàllu culture si terrain bi bon presque mën na ne manifestation culturelle yi fa doon am yëpp muy làmb muy yeneen activités yeeg yooyu yu si ëpp maa ko fa doon organisé wala ma bokk si ñi koy organisé waaw loolu moom yàlla def na ko. nga daan tëgg ay làmb am na fi ay mbër yoo xam ne ñu ngi toj arène bi man fekkee naa nga tëggal leen mbapat parce que ndeysaan mbapat amatul mais yéen genre seen genre yi yéen a daan dundal mbapat daan tëgg ay combat yoo xam ne mbapat sax da nga daan tëgg combat mu mel ni combat arène yaa may dégg fii yëmbal fi man xam naa mais yëmbal yow ñan nga tëggal mbapat mbër yi fi nekk tey ci arène bi ñan nga ci tëggal mbapat. ñi ma tëggal mbapat bari na parce que boo xoolee booy yi nekk si écurie bi xaaj bi yëpp tëggal naa leen mbapat. comme kan ak bon ay garga ñu ngi fii. garga boo ne garga mooy garga bu màgg daan. waaw bu màgg daan ay takkandeer ñu ngi fii. takkandeer mooy njuga. njuga Babacar Diallo benn. Babacar Diallo bu Fass. Diallo waaw tëggal naa ko fi mbapat moom ak am di ñing bi nekkoon écurie bul faale bi ñuy togg toll. fekkee naa maa ngi fi woon. jeex na te booba làmba jooju bi moo koy tëgg ñi ko bëggoon a tëgg arène bari na ma tëgg ko mbapat fii yëmbal. Babacar Diallo daan. Babacar Diallo daan ko drapeau Amadou Kati Diop. fekkee naa. waaw mu ngoog xam nga yooyu yëpp def nañ ko fii Baye Ndiaga aussi tamit waaw tëggal naa ko ñoom Mambala ñoom Bébé Saloum. moo ne Mambala mooy Mambala bu Pikine mbooloo. bu Pikine mbooloo. Mambala mi mujjee bëri ak mbay guy. mu ngoog tëggal nga ko mbapat. tëggal naa ko ay yoon ak ay Amadou Camara ay. Camara ancien roi des mbapat. jeex na ba si booy bi ñuy wax gàkku de booba mu ngi tudd Falang. Falang de la tudd. voilà digganteem ak Mbay Zos. yow yaa ko tëggoo. jeex na maa sama kanam fii terrain bi. bon ak kii nu ñu koy waxati Bébé Saloum aussi. Bébé Saloum tëgg naa ko ay combat yu bari ñoom ron bu sëñ Fallou ñoom ron bu sëñ Fallou ron beneen daanaan a ngi noonu. jeex na ñoom Dev bu xees bi nekkoon raay ba ak Babou Diène ay bari na
ay ñoom Malal Ndiaye ñoom ñëpp dañ doon ñëw si mbapat bi muuma bu Guédiawaye waaw muuma bu école de lutte Balla Gaye et puis ak ay Tyson 3 ak kii nu ñu koy waxati des na ay conteneur daam conteneur bu tëli karo waaw ak waa kër Birama Thior yi Père Jali Brahma Thior waaw damay fàtte booy yu bari tëgg naa doomam ji waaw ay ñoom Pape Yekini ay ñeneen ak ñeneen kon ñi ñëpp tëgg nga leen ba ya billaay bari na ay Malal Mamar Tall 40 Momar Tall benn bras 44 ay bari nañ daal Boy Diop waaw Boy Diop bu benn bras Aline Sey numéro 2 Papa Dia Aline Sey Junior Papa Dia waaw Aline waaw xam nga bari nañ daal gars yi bari nañ trop mbapat def nga ci lu ne parce que mbapat bi ma koy def aussi tamit booba bi Max Mbargane di tëgg fii mbapatam yi Lansar mais mbapatu Matar la ñuy wax yëmbal et puis bari na looy gis si télé bii sama baat ni poto muy mbër am combat ñu dem ne dañ koy jëli mu def ay open press wala ay kii ak yooyu loolu maa ko keree de loolu man maa ko keree man Matar Mbaye lii may wax nii sama baat ni poto si loolu la ko télé yi gisee ba jël ko lu leer laa lay wax. Matar may ma tuuti de toute évidence man xamal nit lu rafet wax ko man loolu dama cee sawar yow say làmb maanaam signature man ci yow laa ko njëkk a gisee yow yaa daan teg làmb def signature woo géwal yi mbër yi déplacé wu seen koñ mu mel ni jouru làmb ji gars yi bu ñu ñëwee bàkku nga jox leen micro ñu dëkkante man loolu dama ci daan ñëw daax sama wërsëg avant làmb ji dama daan ñëw sa signature photo dem génnee photo yi dem livré ji am ci lu ma yóbbu gàlle jouru combat bi ma ñëwaat photo lendemain bi ma demaat la bu génne samay photo demaat livré am ci lu ma jàpp kon dèjà da nga daan créer emploi te yow loolu yow dëgg la te et puis li nga si xamul dafa bari loo xam ne maanaam dañ ko def si làmb ji tey bu ma musaan di tëgg mbapat damay mel ni kuy tëgg arène lii may wax nii am na paa yu nekk télé bi nii ñoom Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi ak ñeneen mën nañoo def témoignage yooyu parce que Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi sama papa jooju maa ngi koy nuyu ñëw na sama làmb ba tàyyi daa ma yoreel micro central comme ni mu ko yore si arène bi làmb daana am Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi ko fa ñëw sama mbapat et puis signature entrepayante man maa ko jëkk def si làmb ji si terrain central ma ne centre culturel bu yëpp mu ngoog xam nga ak yeneen tey jii mën naa si jox exemple bu gàtt sëñ Modou Niang bi muy jëkk jox Matar Ndiaye bu Lansar muy monter ay kombaam mbëru Géejawaay yeeg mbëru Pikine yëpp man lañ fi doon fekk parce que boobu man lañ xam man lañ yaakaaroon ne man la sëñ Modou jël di ma jox kii après la ñuy doog a comprendre ne Matar Ndiaye la ku ñëw ma orienté la ci moom mais lamb moom xam nga li may wax rek tey ñun am nañ ci cër am nañ ci gis-gis parce que dañ ci yàgg lépp lu mu laaj si mbapat ñun def nañ ko bépp mbër boo xam ne yaa ngi woon banlieue tey mënoo ne umpale woon naa si li Matar di def parce que ñu si bari nañ fu ñu jaar si côté yëpp. am na ci lu ma fekk. waaw benn instant quelques années plus tard mbapat yi bëri ay xeex daan nga fi tëgg mbapat booy bu ñu ñëwee bëree si xeex fii sànni ci koñ bi ay xeer toj fi ay ardoise est-ce que loolu moo la découragé après ba nga bàyyi. waaw parce que après dafa demoon ba mbapat yi ma doon tëgg xajatul woon si terrain bi affaire bi débordé. nga commencé émigré demoon nga ba terrain daaru fële ca Thiaroye. waaw terrain Thiaroye boobu tëgg naa fa ay boy yoo xam ne ñoom ñu ngi si arène bi. Maxi Crazy. waaw Maxi Crazy Air Afrique foofu la woon. waaw ay boy caatu yëmbal benn bi si la nekkoon ak boy Balla Segg ay Balla Segg yëpp tëgg naa leen fii ak bari nañ daal boy moom mënatumaa lim tur yi. Segg bu école booy ñëw. waaw ñooñu ñëpp wax dëgg yàlla ak boy Baboy numéro. Petit Baboy. waaw Petit Baboy xam nga boy. mbapat yi nga def ci lu ne ñu doon xaar nag peut-être Matar dagg licence dem nekk promoteur ci arène bi. finalement nga def recul. benn instant yëmbal amoon ay écuries yu bari. boo yu tasaaroo woon dama fekkee li may wax ni du luñ ma nettali dama fekkee ay Aline Sey Senior nekk fële ñoom Garga Magadaan nekk fii Baye Ndiaga nekk fële boo yu tas daawuñu laalante. mbapat seen combat ay derby la daan nekk ay ñoom Abou Sy bu ñu ñëwoon fii war a bëreeg waa Magadaan derby la woon Barcelone Real Madrid yaa ngi may dégg benn instant écurie yi tasaaroo xaw ma yow yaa am initiative bi xaw ma malal la mais ngeen gisee ci seen biir ne booy nañ leen boole créer écurie yëmbal mbooloo boole booy yëpp ñu bokk ndey ak baay
tey mu doon lu rafet parce que tey boo gisee boo yëmbal Baye Ndiaga Garga ñu ñoom ñëpp ñu bokk benn écurie Babacar Diallo dafa rafet ba ñu créé écurie mbooloo écurie yëmbal mbooloo yow lañu fal président. waaw yàlla dogal na bi nu taxawalee écurie yëmbal mbooloo maa ngi nuyuwaale Malal Ndiaye moom it vraiment sonn na ci trop bon di nuyu aussi mit Cheikh Dia bu buun parce que bi yàlla dogalee ñu dem ba xam ne xale yi waratunoo mën a bëree ndax coow yu bari na tam ba pata ngi yàqu ñoom yàlla mayoon na leen idée wu ñu réglé woon récépissé yëmbal mbooloo mais ñi ko kere woon ñoom wàllu football lañ doon yëngu si lan ma woo Malal woo kaneen ak kaneen yëkkati kayit bi teg suñu loxo ñu doxal loolu di ko doxal ba yàlla dogal ñu yëkkati président bi jox ma ko bin ma ko joxeek léegi presque maa ngi sama 7e année xam 8e 7 ans. 7 ans yaay président écurie yëmbal nii maay président écurie yëmbal mbooloo parce que tey xaj na jot mooy xaw a manqué tuuti mais Matar bu fekkee ne yàlla may na ko temps parce que milieu lamb bi nag am na lu ma si maîtriser yàlla defal na ma loolu xam naa ci lu bari may nuyuwaale de passage sunu président bu bees bi di xaw a rafetlu kàddoom yi nga xam ne mu ngi koy bàyyi jëmale ko ci làmb muy kan muy Bira Sène waaw le nouveau président du le nouveau président de la du CNG parce que li tax ma koy rafetlu man mosuñu gisee mais dafa am loo xam ne nii dafa may metti ci làmb dafa am benn pàcc boo xam ne dañ ko ci négliger. ban pàcc la muy staff écurie yi maanaam encadrement écurie yi tey boo xoolee seen problème bi nu am yëpp ci làmb loolu mooy base bi parce que làmb ñun mënul nekk ay dirigeant écurie muy man président Matar ak yeneen président écurie yi fi ne ak école de lutte yi mais amul leen lu leen impliqué ci biir làmb ji. yow ils ne sont pas assez impliqués da nga jàpp ne président yi impliqué wuñu leen li ñu leen impliqué doon. impliqué wuñ leen ci làmb ji te Alioune Sarr ñu ngi koy ñaanal aussi tamit yàlla nag am lu gën si li mu nekk si li mu nekkoon mais ñun sentirun suñu bopp ci biir làmb ji te ñun ñooy baasu làmb ji. fan nga jàppee ne dañ leen beddi lan moo tax nga jàpp ne. parce que loolu yàlla bu mu dal suñu président bu bees bi mais daana nekk si saison nga nekk ak xale yi di jóg ko daanu di taxale ay léegi mbër président damaa soxla lii wala grand damaa soxla lii nga dem fëggal ko nit jàppale sama boy bi dafa am combat nangam ak nangam yow la nga man nga def ko ca tey buñ demee ban ne làmb jeex na ñu ne dañuy sargal ñi yëngu ci làmb nga dem invité ji ay musiciens ay xam nga ay tëggkat ay nangam ak nangam ak nit ñoo xam ne ni xaj na ràññee nañ leen ci télé yi wala loolu mais nit ki ku ñàkk da ngaa war a jariñu boo demee bay feete làmb wala ngay sargal waa làmb non si président écurie yi ak staff écurie yi si la war a jëkkee entraîneur yi ak ñooñu xam nga li ma wax mais boo xoolee ba si promoteur yi ak ñëpp laay wax cër bi nu joxuñu sax cër président écurie yi da nga koy dégg seen communication yi ba si feebar bi mu ñëwee boo déglu promoteur mu wax nga déglu CNG mu wax nga déglu lutteur en activité yi ñu wax ñoom ñëpp ba si amateur yeeg ñëpp li ñuy wax seen bopp rek la ñuy wax. loolu nga gis. moo am parce que ñun dañuy suivre lamb la ñuy dund. yow te sama président yow boo waxee noonu am na foo ko teg. fi ma ko teg lu leer la tey réunion yi di am CNG mais lan moo tax duñu woote benn réunion boo xam ne dañuy convoquer président écurie yi ñu ñëw toog wax seen xalaat pour lan mais dégg naa ko si sortem bi passé man na maa tudd média bu la neexee muy 2S mu wax moom Bira ba tudd président écurie yi may rafetlu loolu ci moom mais Alioune Sarr toog na ba ni mu wàcce toog naa ak moom plus de 5 ans maanaam si ma nekk président écurie Yeumbeul Mbollo kenn mësuma convoqué réunion CNG loolu logique na. aussi l'association des responsables président écurie am na. non à la tête de la structure y a Malick Gningue président écurie Xam Sa Cosaan. déggoo li ma la wax xam nga maanaam teg sa benn affaire lamb bu nu bëggee mu dox dañ si dindi lobby. dañ ciy jëlee lobby. lobby yi ñuy def. moo
boo nee lobby may ma tuuti. ma leeral boo nee lobby mooy les associations. waaw association des entraîneurs, association des présidents écuries, association des lutteurs du Sénégal, association des jeunes lutteurs, association ainsi de suite loolu lañu fiy jëlee. lobby yooyu ñuy teg la ñuy dindi lamb nag ni waroon naa fekk mu jóge ci ay affaire u CNG. mais est-ce que waxuñu aussi mbooloo mooy doole. déggoo li ma la wax nag ni waroon naa fekk lamb jóge ci affaire CNG lamb fédération la war a nekk. dafa war a jóge ci comité de gestion boobu dafay war a jóge. dafa war a jóg. da nga jàpp ne dañu war a dem vers une fédération. déggoo li ma la wax moom moo jaadu lamb ñetti nit ak ñeenti nit waruñu koo téye. est-ce que ñetti nit ñoo ko téye. non ñoo ko doon téye non gestion. bureau bi yaatal nañ. non waaw d'accord non bureau bi déggu ma la am na lu ma ci rafetlu le fait que président bi toog ñu invité ko télé mu wax ba tudd écrit yi parce que xam nga lan moo gën a métti tey sama benn mbër bu defoon erreur ñu saisir président bi wala ñu aj écrit bi. am na écurie bu mu dal écurie Grand Yoff mbooloo mobile 2 am problème ak structure bi ko tëgaloon combat ren DKR dem na États-Unis ñëwul mais seen CNG bi dafa aj mbër mi aj manager bi aussi aj écurie bi. waaw léegi nag moom 1 mois la xaw ma ak sursis. léegi nag maanaam nakal nag ngay mën a ba mbër bi def erreur mu wàcc ba ci président bi ba wàcc ba ci écurie bi te bu dara xewee yow doo saisir président bi doo saisir écurie bi. ndax loolu logique na. kon jàpp nga ni président écurie yi dañ leen war a impliquer davantage. est-ce que xam nga lan la ñuy jox président écurie yi. ay sart rek mbër bi bu defee lii ñu def ko lii maanaam règlement bi fay boo déposé mën nañ la ko jox envoyé la ko li ñuy daggee mbër mi ak li ñuy amul leneen laajuñ la sa xalaat ba xam lii ànd nga ci wala àndoo ci pour lan. le président mooy un gars qui maanaam le président c'est un dirigeant moom mooy diriger. moom mooy joxe ay ordre gars yi exécuté mais bu dee président bi dañ ko jël teg ko ca ginnaaw léegi kan mooy diriger. parce que léegi li ñu jàpp ñoom mooy manager yi ñoo war a diriger écurie yi te manager bi mbër la am ci écurie bi mbër la am ci écurie bi am si pourcentage am mais mbër mi ñu ngi koy préparer ca biir écurie ba ka koy préparer mooy staffam entraîneur am président ak staff écurie bi. surtout entraîneur. waaw. bi dagg ay yiteem chaque ngoon 17h ba 19h ba 20h mi ngi ak mbër mi bu signé combat manager bi am na 10% entraîneur bi ànd ak moom chaque jour ba jour combat bi yóbbu ko mu dem bëre ji entraîneur bi amul sax 10%. amul 10%. amul sax 1%. tey dama lay wax tuuti manager yi xaaj bi boo leen gisee dañuy dawal seen oto ñëw de mais entraîneur écurie yi ku si am oto de si faneen nga ko amee de mais du ay si affaire lamb. sa baat sa kaw. waaw non man li may waxee lu leer la. parce que ñi gën a sonn si làmb ñoom leen gën a négliger si làmb. jaaduwul. normalement tamit je plaide pour les lutteurs mais fu manager amee 10% ci kase mbër entraîneur lu mu dee war na am 5% lu mu dee. day am 10% moo jaadu parce que kii nekk ak 24/24. ak yow moo ko gën a yelloo. bokkul ak ki nga xam ne daa xëy gàddu saagam dem CNG. bari na fi manager yoo xam ne xamuñu seen kër poulain. bari na du jeex. mais nag yooyu dañ ci war a jël jàngat xool ban tànk la ñuy teg ci loolu parce que man mënuma d'accord manager bi mën a lekk loolu écrit bi toog bu dee comme ñun suñu écrit yi ñun amuñu mbër mu di exemple buy fayeku yenn millions yi. ay xale rek laa yor mais naka laa leen dagg ay 10%, 5% sax du ma leen ko dagg écrit yëmbal mbooloo amul benn mbër bu la naan dinañ nu dagg 5% pour suñu écrit. te pourtant heure bu ñu waree raafile ñëw raafile écrit bi toog. dafa war a mën a am kees mbër bu am combat yëkkati même bu dee 2% wala 3% teg. xam nga lan moo war a loolu parce que lamb joxuñu ko gëddam lamb ñi nu war a jox ñoom ñi génne seen xalaat joxuñu leen seen xalaat tey waral Sénégal ba mu daj ban gox yan gox ngay dem te amul écurie actuellement nii ñuy wax ban am na waaw mais tey la ñu autorités yi gën a négliger. jaaduwul tey subventionné yi ñuy subventionné ASC yi ASC yi 3 mois la ñuy fonctionné 3 mois. bañ na ko ba dañ ne nawetaan nawet ba nawet. 3 mois ci 12 mois. te chaque année ñu subventionné leen. may ma tuuti ASC yi 3 mois la ñuy fonctionné ci 12 mois. mbër yi làmb ji 9 mois lay fonctionné ci 12 mois. ci 12 mois est-ce que yaa ngi gis différence bi te maire yi nekk fii yëpp ñun daaw lañu sunu maire bi woowaat. toog na 4 ans yu mu joxewul subvention
seen maire bi mooy. Bara Gaye daaw la ñuy doog a woo subventionné écrit 50 000 kii fonctionné 9 mois. 50 000 mooy la. 50 000 francs. 50 000 mooy fukki junni. non dama koy wax ci olof mu leer pour gars yi xam parce que fukki junni moom lañ subventionné écurie may ma tuuti écurie yëmbal mbooloo. écurie boo xam ne Baye Ndiaga fa la nekk. Rëm fa la nekk. Xaadim Garga fa la nekk. Jaay Doole fa la nekk. Koña 2 fa la nekk. ainsi de ñoom caatu Baye Paté fa lañ nekk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen écurie boobu caatu yëmbal booy yëmbal takkandeer écurie boobu moom lañ subventionné fukki junni 50 000 francs. kon waaw 50 000 francs yooyu ñu subventionné ne ko écurie bi ASC bi nga xam ne nii aussi 3 mois lay fonctionné ñu mën ko jox 225 000 xaw ma nu mu demee noonu yaa ngi dégg te lii mu def moom as néew am na maire yoo xam ne sax jaaruñu ci. pour wax la ne joxuñu làmb gëddëm te loolu CNG daf si war a wax làmb il faut que ñu jox ko gëddëm état bi jàppale ko mais feebar bi du touche yëpp lañ laal parce que ñëpp la affaire bi sonal mais làmb promoteurs yi jaar fii teg seen kuréel dem di doxal seen bopp mbër yi jaar fii ah CNG bi nga xam ne moom mooy war a piloter pour régler leen seen problème jaar na le mais président mooy wax un président d'écurie moom mooy. déggoo li ma dama ne la làmb ji liñ si war a defaraat pour ñu man ko kii ku si nekk day toog si seizième. maanaam les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. waaye dama lay wax dama ne la staff écurie yi laa la wax kaw ba suuf boole si entraîneur ak président ak secrétaire ak ñëpp dama ne amateurs yi leen ëpp doole si làmb manager yi leen ëpp doole si làmb nu ñu koy waxati staff CNG yi photo maan ñi nga xam ne dañuy ñëw di organiser ñoo leen ëpp doole si làmb dama ne te kin nu tegal ne mooy président CNG Alioune Sarr bi fi jógee Bira ñëw ñoom ñeen ñëpp làmb tax ñu jël leen waaw mais ñi ngànk làmb nag boo leen négliger bëgg làmb dox manul nekk war a doxal mbir mi nii yi ñuy def nii dañuy flotter nii rek mais lii avancé wul làmb donc bul sonal sa bopp sa waay gis nga ki war a jiite boo ko jëlee teg ko ca ginnaaw boo bëggee doxal non non da ngay sonal sa bopp du sotti ki war a jiite da nga koy teg sa kanam mu doxal même boo ko tegul si kanam mais nga làngeeg moom dem parce que mun nag ñoom moom seen yëf wax na ko démb nee na tey mbër bu fi nekk bu la président joxul kii signé ko doo mën a am licence waaw mais comme reconnaître nga loolu ka ne président bi dafa am cër si mbër bi am cër si làmb mais jox leen seen cër looloo jaadu président dañuy passé ci leneen parce que yow suñu waxtaan mënul yomb parce que point yi ñu war a soulever moo bari parce que déjà bu ñu attardé woon rek ci Matar le promoteur rek mën nañ ci rey 1 heure 2 heures de temps Matar le président d'écurie a des choses à développer mais dafa am aussi beneen point boo xam ne daf ma intéressé mooy Matar Mbaye le politicien waaw lu la dugal ci politique da nga bëgg a siiw wala dafa am lu la métti wala dafa am loo bëgg a incarner lan moo la dugal ci politique waaw laaj nga ma lu ma sawar et puis lu ma bëgg nit ñi xam ko parce que il faudra gars yi comprendre voilà parce que li tax ma bëgg ko nit ñi xam ko politique bu àgg caare gaar est-ce que yaa ngi may dégg maa lay dégg bu baax politique gu ma man politique boo xam ne nii bëgguma mu passé caare gaar politico pour Thiaroye politico pour Guédiawaye politico pour Kër Massar ce qui veut dire su ma la déggee bu baax ça veut dire que tu fais de la politique pour yëmbal moo la intéresse tout court dafa am loo bëgg a wane yëmbal wala dafa am loo gis yëmbal loo xam ne neexu la wala dafa am ñoo xam ne dañoo jiite te defuñu seen liggéey wala lan la xam nga tey lii ma lay wax nii Sénégal dina ma dégg waaye yëmbal it dinañ ma dégg tey bu ñu doon wax Matar nit dina la fi Matar ne ànd naag diw ànd naag diw ànd naag diw ànd naag diw politicien ak politicien yi moom Matar ànd naag politicien diw ànd naag politicien diw ànd naag politicien diw waaw loolu lu am la xam nga lu tax loolu mais loolu lu am la lu am la xam nga lu tax parce que toujours man yëmbal moo may animé yëmbal moo la ñor moo ma ñor du yow nit ki de man ministre rek président ak ay député man xamee ma leen li la intéressé mooy lu doxal yëmbal yëmbal kese moo la intéressé waaw léegi da nga gis ne ñu war a doxal yëmbal ñoo doxalul yëmbal wala lan la déggoo li ma la wax mënoon naa la citeel parti yi ma àndal yëpp lu ma si gisul yëmbal rek dama koy bàyyi
il faudra nag nga limal ma parti yi parce que man sa parcours politique j'aimerais bien kan nga njëkk a àndal bi ngay politique. déggoo li ma la wax man bi may jëkk politique li ma lay wax ni toujours yëmbal maa ngi ko ànd ak pur mooy Issa Sall. Moustapha Sy ànduma ak Issa Sall de Serigne Moustapha Sy moom laa jëkk fii ci yëmbal kan moo fi nekkoon. bon booba ñu ngi fi taxawaloon responsable bi nekkoon yëmbal mu ngi nekkoon ñoom kii mais booba liñ doon jàpp mooy danoo war a taxawal pur pour suba mu dem élection xam li wax ñu ànd seeg sëñ Moustapha ma doon def animation théâtrale bi booba lépp fu ñu dem si Sénégal maa ngi doon dem ak moom boobu parti laa Moussa wax ne am naa ci carte membre te mu nekkoon loo xam ne lu ma wóor ne lii dama see bokk. nga jógee pur dem. bi ma jógee pur jamonoy dox après ñu ñëw si élection locale ma ñëw si benn coalition bu ñuy wax Benno mooy ancien maire bi génn. ci wàcc Baara Gueye toog yàlla na ko yàlla yërëm muy El Hadj Youssou Diop. Youssou Diop moo nekkoon maire de Yëmbal. Yëmbal Nord ou Yëmbal Sud. Yëmbal Sud avant que Baara Gueye di agsi. waaw mais lu jiitu loolu nag maa ngi doon yëngu toujours nag génnuma Yëmbal. waaw léegi bi yàlla dogalee Youssou Diop nekk maire teewul damaa dem taxaw fële lépp lu ma naqari ci moom wala lépp lu ma ko war a wax dama koy wax aisément dinaa ko muy nekk maire nekkuma conseil nekkuma dara mais nit laa koo xam ne man bu moom Yëmbal rek laay sol bi yàlla dogalee ñu ñëwaat jamonoy dox ba egsi président élection présidentielle lu jiitu loolu sama ànd ak Baara Gueye bii Baara Gueye mii te lii may wax nii du ko dindi ñi ànd ak moom duñ ko dindi. PDS la. PDS ñu ñëw élection présidentielle premier tour ànduma ak ñoom te boobu moom mu ngi nekk ministre conseiller. Baara Gueye li may wax nii kay moom kay lu jàkkaarloo déggoo li ma wax et puis jeexi gis la te kenn du ko dindi yàlla dogal mu dem ak Macky Sall deuxième tour gaa yëpp toog ma ne leen lenn da laay wax te lii may wax nii bu amul ñi ma toogaloon dina ne lii amul ma ne leen am na loo xam ne dañ ko war a sauvegarder mooy kii doomu Yëmbal la yàlla jox na ko ndombal tànk te Macky Sall ngi dem nii ak Ablaye Wade deuxième tour te Macky Sall bu gagné Ablaye Wade ndombal tànkam loolu da koy ñàkk kon nañ leen ko taxaw pour Ablaye Wade gagné xam nga kii ñëw di la seconde bi nga jaaxlee non du yow yaa ko ñor Yëmbale ko ñor yaa ngi dégg li ma wax ma ànd ak moom ci loolu ñu ànd ak moom ba Macky Sall gagné mu dem toog ma dem toog déggante waatum gisante waatum ba élection locale ñëw ma ànd ak bis du ñàkk mooy sëñ Mansour Sy Djamil waaw mais nag ma àndoon si ak samay kóllëre muy Talla Ndiaye Moussa Nia ñoom Ousseynou Soare ñoom Sidi Fall ñëpp. Talla Ndiaye mooy ki daan jàppale diwaan n'est-ce pas. waaw Talla Ndiaye moo daan jàppale diwaan. xam nga ma ànd seeg ñoom ñëpp yàlla dogal lu si bari si lu doon doxe si wàllu politique duma si gan nag kii duma xam na si dara ñu doxal yàlla dogal ñu am 6 conseillers xaw ma 7 conseillers 600 bi ñu amee 6 conseillers yàlla dogal Mass Gueye ñëw pour ànd ak ñun faf Mass ak Bara Gueye ñu def nii bi ne noo lañ jëm ma ne leen man wii laa jëm parce que du ma ànd ak waa non coalition boobu PDS ak ay yeneen di wër ak ñoom dëkk bi naa leen noo ñu ne ñii far na nangam ak nangam suba mu war a jàkkaarloo waat ak ñoom ma dem wii ñoom ñu gisa ko neneen yëgalatul na réunion defatul kii ma def ko bu neex bi parce que man loo ma wóol bokkuma ci mu ñu dem ma dem ñu avancé dem tuuti sama benn jigéen bu ñuy wax Khady Gueye yàgg trop si APR nekk membre fondateur sa Dekkal Ngor di sama doom bàjjan ñu bokk benn kër mu topp ma depuis nag 2008 bi Macky Sall lay doog a formé pour ma ñëw ñu ànd liggéey si APR ma ne ko Adja moo am ne ko man du ma ñëw APR ba ma demee ba xam ne moom aussi mu ngi sonn si biir affaire bi ma ne ko amul problème dinaa ñëw jàppale ci loolu ñëw jàppale ko
ànd ak moom ñu def ay animation def ay affaire xam nga ba élection locale yi ñëw yëpp ñuy dem ba présidentielle mais pour wax la ne APR yi yëpp xaw ma yi Sénégal ak yu fende mais APR yi nekk si àdduna bi yëpp bu Yeumbeul Sud si gën a yées. bu Yeumbeul Sud moo si gën a yées. Matar ci politique da nga dem ba gisatoo ku la doy nga toog croiser les bras wala yow yaa bëri problème wala yow yaa bëri looy kaas wala nu mu demee noonu. déglu ma wax la pour wax la ne toujours Mataray wax de parce que du kenn ku may ànd ak intérêt moo tax képp ku ma bëgg a bàyyi mën naa la bàyyi bu fekkee la may gisatuma Yeumbeul ci yow.